en temps réel. www.senegal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur. salaamaaleykum mbokki internet di émission bu mag bi tàmbaliti na di max lamb maanaam maximum de lamb ci site bu mag bi di Sénégal 7 nga xam ne dalal nañ fi ndaanaan yu ne Manga 2 dalal nañ fi Doudou Diagne Diecko dalal fi Jamaïcain dalal fi jeune amateurs yi li ma bëgg a wax rek mooy du ma fi dalal kenn ñu ne kii lu mu fiy def dinañ am ñu ñuy dalal mais dañuy tànn ñi nga xamante ne nii ci làmb la ñu bokk tànn ñi nga xamante ni bu ñu waxee ci làmb dina jëriñ ñi koy teewlu ndax bëri nañu safoo site bi di ko teewlu tey nag maa ngi dalal Dégol di père di papaay Boy Niang di ancien gloire def lu ne ci làmb tey mu yor école de lutte tuddee ko école de lutte Boy Niang yor fa ay espoir am di leen jàngal bëre ba temps yi ñu ngi commencé ne ci haut niveau bokk ci làmb ji keneen ki may dalal mooy Khadim Ndiaye doomi Caaroy jooju nga xam ne Caaroy la waree du hasard ñu tuddee ko lu boucher de l'arène loolu sax dinañ ci waxtaan boobu ku mu dajeek di nga nàcc ku mu dajeek ardo dina faj def lu ne ci làmb waaye nag li ëpp ci carrière am mu def ko ci Mermoz ndax xam ne bi muy débuté Kamal da koo gis xam ne Mermoz écurie bu mag la ñi ngi am ay faay mu xale xam ne xale bii bu ko ëndee ci écurie am dina dem ba téye drapeau bi kooku mooy Khadim Ndiaye numéro 2 tey dinañ waxtaan ci làmb mais li tax mu gën a ñëw day waajal jubilé te champion bu mel nii bu dee def jubiléem di ko waajal képp ku bokk ci làmb nga xam ne nitam nga même ñi ci bokkul war nañoo ñëw jàpp ci bésam tey mu loolu waral ñu dalal ko fi keneen ki ma dal nag mooy Pape Konaté nga xam ne kaay baax la waree ñaari at a ngi nii muy école de lutte boo xam ne ñu ngi wane seen bopp ba sunu làmb door ñaari at a ngi nii dañ ko tegale te loolu yombul kooku mooy Konaté kon xalaat naa ne waxtaane buñ ko toppee dinañ waxtaan lu neex waxtaan ci làmb waxtaan ci bis yi nga xam ne moo ne suñu kanam waxtaan ci làmb fi ñu toll loolu daal moo waral mooy sababu woote bi Dégol maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Max Mbargane di nuyu Sénégal di nuyu sama wasila waa kër Cheikh Nassar Sall waa kër Cheikh Amadou Fadal waa kër Cheikh Ndoumane di sant yàlla baax di julli si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu rakk ji Xaalim di ko ñaan li muy def yàlla na si yàlla na ko si yàlla teg am réussir bu mag si kàttanu yàlla ndax mérité na ko. parce que mbir moom ko xale bu am kóllëre te ñoo ko yar waaw kóllëre moom ak dëggu moo tax mu agsi fi mu agsi waaw ñu ne Konaté waaw. di ñaan tamit xale yi ndax xale yëpp suñu njaboot lañu. ku si nekk da ngay wut si loxo yóbbu see njaboot. wallaay dëgg la kon bu ñu ñaan dañuy ñaan xale yëpp. xam ne ñëpp suñuy njaboot lañu suñuy rakk lañu suñuy doom lañu. yéen it suñuy rakk ngeen topp suñu ginnaaw. waaw ñuy ñaan yàlla def si réew mi jàmm. def si jàmm lépp jëf jàmm si ñun si barke Yonent bi. jërëjëf maa ngi lay kontaane Dégol di dal rek ci Khadim champion maa ngi lay nuyu. waaw Max maa ngi lay fay. ginnaaw bi ñuy sant yàlla julli ci Yonent bi sant suñu ñaari waajur. tey di ñëw fii tey ci Sénégal 7 wax dëgg yàlla ci dalal bi nga ma dalal fii ci bërëb bu mucc ayib bi. di la nuyu di nuyu Père Dégol di nuyu coach nga xam ne mi ngi dalee kaay baax di nuyu population Thiaroye Géej bi yëpp. xam nga wax dëgg yàlla di comme li ñuy wax rek dañuy sant yàlla julliwaat ci Yonent bi sant suñu ñaari waajur sant sëñ Mountakha Khadimu Rasul sant tamit sëñ Bass Abdou Khadar mi nga xam ne mooy porte parole sant kilifa yi diine yëpp xam nga ak kilifa yi aada yi di ñaanal borom réew mi yàlla na ko yàlla defal jàmm di wax ni daal maa ngi lay sant ci invitation bi mooy invité tey fii ci Sénégal. jërëjëf champion maa ngi lay kontaane yow tamit woote yombul waaye woo la nga wuy si dañ koy rafetlu ndax yéen ñëpp a leen di soxla Konaté maa ngi lay nuyu. Max maa ngi lay fay di nuyu wax dëgg yàlla Sénégal.7 mi nga xam ne ñoo ñu dalal tey jox ñu opportunité ñu mën a waxtaan ak lu làmb yëpp di nuyu franchement Père Dégol taxawaayam ci làmb gis nañ ko Khadim Ndiaye aussi di un grand champion. bi may gën a nekk xale. bi may daan dem Thiaroye da daan ànd ak sama benn frère bu fa daan nekk ci laa ko doon suivre. mu nekk ki nga xam ne taxawaayam rafet na ci làmb mais aussi dëggoom macha allah. waaw di kontaan daal. loolu dogguma la mais déggoo la nga ko koy seede léegi. voilà loolu moo am solo franchise am ci làmb am na solo parce que tamit làmb dañuy soxla ay nit ñi nga xam ne dañu mën di taxaw di leen waxal te du dëgg dikkee ñu jaar ci digg ba te loolu da ci am te macha allah taxawaay boobu nga am. noonu laa wax ne chaque fois yow da ngay taxawee fi làmb taxaw. fi làmb nga faral. lépp lu am problème doo ci xool ma Samba ak ma Demba mais da ngay xool
li war rek nga wax ko. waaw donc loolu moo am solo. di nuyu franchement waa Tëngéej yi nga xam ne fa laa jógee nuyu sama famille nuyu suñu waa école de lutte waa Kay Baax ñoom Malick Thiombane ak suñu président bi góor gi siis di nuyu aussi waa Louga ndax tey suba dañ ma tàgg sama benn tante sama jabaru papa. loolu bëri di mère Soxna Ndiaye di masawu famille Konaté yëpp. wax dëgg yàlla ci li dal ci suñu kaw. voilà loolu moo doon nuyoo bi daal macha allah. wax jërëjëf di kontaan yow it Konaté ci woo la fa nga jóge sori na. waaye depuis bañ ci waxtaanee ba léegi saa waxee yaa ngi may yëglu ndax xam nga lii dañuy kale xam nga boo kale sa kàddu bu la xasee jiitu. da ngay tax doo mën a jëli beneen invité. moo tax toujours du ngeen bëgg a def faux bon bañ a ñëw loolu day xaw a doy waar moom tax bu dul yitte bu mënta ñàkk rek. di nemmee ko ak di teew ci woote yi dafay am solo. Dégol ginnaaw ba ma rafetloo yow it sa teewaay. su ma doon laaj kan mooy Dégol ak lu la booleeg làmb Dégol lan ngay wax ñu lay teewlu bala ñoo ñëw ci li xew ci làmb. waaw Dégol de làmb deret la si man. waaw ndax sama maam yëpp bëri mbër lañu sama côté papa ba si sama papa booy séeréer nekkoon Diourbel ubbale làmb Diourbel ubbale làmb Ndakaaru waaw muy sama papa bokk sama papa ma dëkk ma sox ko Sambe dugg sox ko tamit Bawol parce que diggante jaaxal la ak mbajakaat waaw ñëw Pikine nag juddoo Pikine yaroo Pikine si Dominique nekk xale boo xam ne topp làmb ji daaw ma ko si fi sax nekk xale bu ndaw yenn saa yi mbër te si koñ bi comme grand daara yaay mati yéen la ko yàlla yërëm boppal mu naan tëgg boobu Pape Diop champion la ñu ne ay xale lañu mais ku daan gars yi ba kër ñu ne ma waaye Dégol kañ dem waa ji am na waa ji daan fee gars yi ñëwal nga bëri moom kon doon la boo xam ne yàlla koy def si yow. dëgg la waaw ma ñëw daan kooku ñu tingoo ma xam nga affaire xale. bien sûr ah waaw kon bi di ma suivre si loolu si biir waxi naan de nuyu ñoom ñëpp di nuyu waa Pikine yëpp noonu laa duggee si làmb tamit Pape Diop suivre ma xool ma daal di ñëw na sa maam kii dama bëgg nga jox ma ko mooy maa ngi koy ñaanal wér grand Papa Diop di ñaanal famille yu Madiama Diop yëpp Mansour Diop depuis nag mu jël ma nag Pape Diop yóbbu ma écrire maa ngi Mansour ñuy ànd nekk mel ni frère dem nañ sax ba ñu bari dafa ne Diop laa sant. waaw loolu yàgg ndax ànd bu dëggu. ànd bu yàgg. parce que ànd yàllaa koy boole mais bu yàggee rek. kóllëre dëgg la waaw loolu laa duggee si làmb continuer rek ànd ak Mansour fu ne rek ànd ak yow mii tamit fu ne. waaw ñu yar ñii tamit. di leen jaar yoon wi ñu jaar ñu leen fay jaarloo. wallaay fii ba Ndar fii ba fu ne. waaw parce que tamit ku sañoon tamit loo yéenee sa doom rek boo ko amoon rek yéene ko doomu jàmm. waaw liy dëggal li nga wax mooy daj nañ ci ñoom lu ne te ñoom liñ ci lekk ñun lekkuñu ko. wallaay lay wan ne àdduna noonu lay tëddee. noonu lay tëddee Xaadim dama lay delloo question bi rek yooyu du la booleeg làmb. waaw làmb mooy comme ni ko Père de Gaulle waxee rek Max yéen moom li ñu booleeg làmb sax yéen seen loxo gi ci biir. kon daanaka question bi sax yéen da ngeen ma koy laaj rek mais ci yéen lañ ko. du pour ñun ñu lay seetaan. waaw xam nga rek làmb dañu ñëw fekk suñu grand di ko def. ñu gis leen ñu sérieux ci wane ci ay passion am ci tur. ñu ñëw di ci roy ba affaire bi doon bris ci comme ni mu leen xase ni mu leen duggee rek. ñun mu duggee ñu noonu. bu ñu tettee ñu ci nag bañ dégg ci daal yi. kon ñoom wax dëgg yàlla am nañ ci pas de responsabilité bu rëy. dañ leen ci delloo jukkal sax ci loolu. ndax ko xam Max xam Dégol boo nee Xaadim di nga xam ne yàgg na ak ñooñu. tarbiyu na ci ñoom lu bëri quoi. tey loolu tamit rëccuwuñ ci dara tey moo waral tey jii ñu mën a toog nii tey di def plateau tey Dégol a ngi nii yor benn champion boo xamante ni dañ koy ñaanal mu dégg roi des arènes xam nga mu nekkoon xale ñu ko daan naq ci géej gi naa ko lañu sa papa waaw ñu ne ko lañu sa papa daan def xam nga léegi sa papa daal ñuy jékku ci point jékki-jékki rek mbot moo xamante ni mooy ñu koy napp mooy moom xam nga loolu tamit dafa neex ci xol quoi ay souvenirs yu rafet quoi mais da ngaa baax rek wallaay da ngaa baax ak grand Mansour Diop wallaay loolu am na solo Konaté yow nag li ma lay laaj mooy lu la booleeg làmb xam nga problème yaa ngi ñëw kii naan na xanaa Barça nga faral ndax blouson bi nga sol mais nga ñëw ñenn ñi dañ ne non làmb boo ko tarbiyul waroo mën a former ay champion tey nga rampé
ñëw rek commencé ñaari at a ngi nii ngay jël suñu lamb d'or maanaam écrit ci Sénégal ak école de lutte ngay jël paie. lan moo la booleeg lamb ba nga def yooyu performance. waaw loolu moom wax dëgg yàlla comme ñoom Père de Gaulle ni ñu yàlla amee don wu làmb man amee moo ko noonu wax dëgg yàlla man xamu woon làmb sax ndax Louga ba ma fa ne Louga la dëkk waaw Louga ba ma fa nekk làmb xaw foon siw noonu au temps bi Mor Fadam daan def ay tournoi dem kii di gagné ay médailles bu daan gagné bu daan ñëw Louga daw topp ci ginnaaw place yu kii Yacine Boubou loolu daal fàttali naa ko ci làmb mais biñ demee ba ay 95 waaw la bëri naa accidentellement nag laa bëri ci kiiwu semaine de la jeunesse waaw boobu sax ci laa njëkk a rencontré Alioune Sarr CNG woon ak ñoom Gaston Père Mansour Mbaye ñoon seet suñu fekk ma bëri woon ak benn mbëru Thiès daan ko fa jël bu rëy nag dama ko tànd voilà ñu seet si woon ñu may ñu xaalis foofu wax dëgg yàlla mais man maa ngi ñu ngi ma affecté Tëngéej 2000 damay jàngale éducation physique bon ci sport laa doon yëngu li ma booleeg làmb ji mooy dafa am xale yi doon jógee Tëngéej di ñëw ci Dakar di entraîner amuñu woon écurie foofu yu ñu fa nekkoon mooy doomu Jalaaw Ibou Ndafa Limousine ñoo ñëw sama kër seet si ma ne dañoo bëgg a def écurie man ma jàppale leen ci loolu moom ma dugal ci biir ci ginnaaw gi laa xamante ak Malick Thiombane nga xam ne ancien lutteur la woon moom moo aussi doon na yoroon na écurie boobu mais nekk ñoon écurie bu formel daal waaw man ci laa ñëw après ñu dox papier yi daal di taxawal Kaay Baax 2010 2011 lañ ko taxawal suñu premier combat wu écurie ñoo ngi ko bëri ci diggante Modou Lo ak Lac de Guiers. mais yéen ngeen di gannaaw parce que loo def lu mat 10 ans. 10 ans waaw gars yi nag dañu ko ak performance yi ngeen def dañuy defee ay gan ngeen. mais rawatina ñi koy formé nag ndax ay champion ñoo dajaloo woose la xam ne sportif nga. bien sûr bien sûr su ma juumul. waaw noonu la voilà noonu la demee ñoom Jalaaw. ñoom Limousine ñoom Ibou Ndafa. ak ku ñu tudd ay 50 Cent. ñoom ñoo dajaloo ak xale yi ñu def écurie bi wax dëgg yàlla. jërëjëf loolu am na solo ginnaaw boo ñu félicité ci dynamique bi ngeen ne déggoon damay tëb rek ñu dal ci mbëri ak MMA ñu doon suñu njaboot. moo tax yéen ñetti ñi ma fi dal ku ne ma bëgg ci xalaatam. gis nañ ne bi muy débuté xawoon na yomb ci ñoom wax naa ko barki démb ne naa bi ma gisee rëg-rëg di def li muy def ak Siteu ak Bombardier dama ne ñun sénégalais yi ñoo mën ci àdduna. mais seen dernier combat yi jàngat bi ma ci def xalaat naa ne daal mbir mi boo ko bëggee suivre li naan loo doonul taalibeem doo doon sëriñam. te ñoom suñu njaboot lañ te gis nañ ay risques. gis nañ rëg-rëg gis nga dernière sortie Bombardier gis nga dañ ko dóor mu kawate. gis nga ba kóol moo ci mujj. dañ ko dóor bañ nangul ko. ba arbitre bi àtte. lan la ñuy wax xale yi mbër ak MMA yow. ban jàngat nga ci def dëgg. Max li ma jàngat mooy ku nekk dafa am lu la yàlla cërale. da ngay yem si lu la yàlla cërale. xam nga boxe anglais moo ko indi. moo tax ñuy boxe anglais français indi boxe am. fii boo la wax basket da ngay wax Amérique. xam nga ma. boo leen fulal dëgg boo bëggoon seetlu fulal dëgg Europe ngay wax. mais ku nekk ak sa cosaan. bien sûr ñun nañ yem si cosaan bii nga xam ne moom la ñu am moom la suñu maam yi comme la xew Chine koo gis mu ngay entraîné wala koo kii mu yëkkati tànkam. ñun li ñu am mooy. président Macky Sall tey boo ko songoon léegi mu bëri. parce que fole ci. ministre yi ngay gis yëpp constitution gu bëri ñu nekk ci daara ji même chose. ñoom Oustaz Ali Sall yi constitution foon léegi mu téye le plan. parce que jaar nañ si moom la ñu moom. mais lu ñu moomul nañ ko bàyyi koog ñu ko moom ñun ñoom loolu ñu yëkkati ba ñu fekk si leen ñun nañ koy yëkkati ba ñu ñëw fekk suñu. parce que loolu moo am solo li nga moom yëkkati ko. bu mu fekk see ki la mën a jàppale bu mu jóg rek mooy président de la république mooy njiitu réew mi ak ministre des sports ak nit ñi mu fi teg gis nga bër ki dem CEDEAO waaw
barki dama xale yi leen gagné. te bii mooy 9e édition Sénégal a jël 8 yi. parce que ñun ñoo ko moom dañ koo xam. pour gagner ci doom mais MMA bi dafa bëri ay risques. moomuñu ko. question bi laay delloo Xaadim. Xaadim gis nga yow même bi ngay bëree. daa nga dóor nàcc nga yërëm ko ndax deret ji. te fii moom nàcc du tax ñu àtte deret du tax ñu àtte. da ngay kawote wala nga xam wala mënatoo ko. ne ci zone de danger ñu àtte. ban conseil ngay wax xale yi koy pratiquer. waaw xale yi koy pratiquer li ma leen di wax rek mooy tey da ngay gis ni làmb tey da ngay gis ku ciy dugg dem ci Père Max ne ko damaa bëgg a jàng bëri ndax Max dafa pratiquer bëri. wala ku bëgg a dugg ci làmb dem ci Père de Gaulle ne ko damaa bëgg a nekk sécurité damaa bëgg a bëri ndax kooku dafa xam ne Père de Gaulle dafa pratiquer bëri. tey MMA bi amul benn sénégalais boo xamante ni man gisuma benn sénégalais bu yor si ñoom Reug Reug ak ñoom Siteu ak ñoom Bombardier beneen ancien sénégalais bu ñu wax ni kii MMA la daan def ba retraité gisaguma ko. waaw wallaay. kenn daal laa ci gis dogguma la muy Modou Anta bi da ko bu Thiès xaw ma Tivaouane mais moom mi ngi compétir day suivre émission bi fi ma bu paree dana tontu xam naa sax ay photo mi ngi fi ay combat am xam naa gars yi dañu ko won Modou Anta bu Brésil la ne ci salle la ne 4 ans mi ngi jàng MMA te combat amateur lay def mais ñii da ngay xëy rek ñu jox la ay champion du monde mais loolu mooy risque yi risque bu garaaw la. waaw loolu la dafa jar ñu alerter. xam nga tubaab waaw dafa pour tubaab dafay xool point bu sensible. xam nga combat Bombardier bi rek laa lay jox exemple. dalay wóor ni waa yi ni arbitre ne soufflé rek mu padd Bombardier dox 2 pas arrière. jàng na ko. xam na ne du xaar. fi mu ne nii ñoom ñëpp lañ jàng fi mu ne nii. ñu ngi leen di jàng par benn. ndax ñoom est-ce que am nañ matu gu doy ni jël ay professionnel boo xamante ni ay professionnel lañ. yu mën li ñu xamante ni comme seen MMA bi la ñuy def ñu jël leen ñu leen di entraîner tey MMA du làmb de ndax MMA moom boo daanoo ci suuf tant que arbitre ñëwul atte dañ lay dóor am na benn mbër bu génn fan yi passé. waaw kóol bu sab waaw xam nga. kóol bu sab dóor ba arbitre nangu wat. te kóol kat nee nañ. moo ci gën a yàgg sax ci li mu ko jàng def na ko 2 ans. te Modou Anta bii ma lay wax ma nga Brésil. 4 ans. te combat amateur lay def voilà combat amateur. parce que par étape la. parce que lu muy gën a kii ñu lay gën a jox ay professionnel. loolu nag dafa jar di bàyyi xel. xam nga léegi technologie bi dafa avancé max. léegi suñu lamb yi la ñuy teg ci kii bi seen yeeg yëpp mu génn ñoom ñu koy seetaan population bi mbër yi am ak champion gi ñu leen di wane dañ naan ñi ay champion lañ Sénégal di leen loolu tax ñu leen di gaaw a jox combat yi. mais du xam-xam bi du matériel bi. ndax jànguñu ko. Bombardier da lay wóor ni Bombardier âge bi mu am tànk mënatu la jóg kaw du weq te gis nga waa ji arbitre dana fër poids lourd la ko moom dana fër mu weq waa ji weq Bombardier ba pare arrière def 2 pas sànni ko gauche Bombardier mu jëm ko droite. kon kooku xam nga ni point yooyu. daal bëgg naa tamit aussi ñu jàngaat ci xam-xam. wala tamit buñ ci mënul jàng xam-xam ñu am ci li ñu moom ñu ngi ciy gagné seen wërsëg. ñu ngi am ay 100 millions ki 200 millions. te lamb ji buñ continuer ñu teg ko ci yoon. mën naa dem ba mbër di fayoo ko milliard. bien sûr loolu am na solo Konaté am nga ci kàddu. parce que it formateur nga yor école de lutte. voilà man fi may intervenir rek mooy dans le cadre général du sport. dafa am lu ñuy wax notion de chaîne. mooy li nga xam ne da nga koy jàng sa xel di ko jàpp. boo demee ba nekk mag jàng day jafe. pour nga jàpp day jafe surtout ci wàllu sport. bëre bii ñuy def nekk bu ma demee ba toll nii mooy bëgg a jàngi bëre. du ma ci nekk champion. da ngay nekk xale di bërëntu fekk champion yi di bëri ngay bërëntu seen wet. di jàng ba benn moment nga dugg nekk ñu installé la lu wóor nga téeku. loolu la combat yi mel combat yooyu noonu da ngay gis un champion bi nga xam ne tey mi ngi dugg ci comme ni dafa am ay niveau. dafa am ay petites catégories dem am escalier la voilà léegi ba nga dem ba dégg daal la ñuy dem professionnel. mais ñooñu benn combattant li mu am ci technique gu combat. ëpp na fukk ci karaté ci boxe kickboxing façon bu ne. dañ koy dogguma la mais Modou Anta nee na minimum di nga def 6 disciplines. 6 disciplines wala 3 disciplines doog a dugg ci MMA. mais ñi bëre rek la ñuy def. waaw bëre bu sa cuisse laalee suuf sax ñu àtte. waaw kon dafa bëri ay risques. waaw noonu Max yaa ngi jëm di jëli ci suuf. moom am na tànkam mën na la gudd. waaw combat bi yem fa. donc bëre bi mënuñu wax suñu champion yi bu ñu fa dem. mais dafa laaj nga defar ba pare te bi boo demee ba am benn niveau bi ci âge jàng la day difficile. day difficile. waaw man de réflexe bi ma gis. waaw day difficile. surtout ki doon dajeeg Bombardier poids lourd bu toll noonu. waaw am 130 wala 135 kilos. ni mu gaawee mobilité boobu. moom boppam. waaw. yooyu
jar na defaat jàngat daal jar na taxaw seetlu ba ñu bëri ñun buñ sa ñoom ay milliards te dégg naa sax xaalis bi bala nga cee jot da ngay dem ba yegg ci benn niveau bu kowe bi mais doo débuté di ko am ji nga mag si côté boobu sur le côté de l'entraînement ñun suñu mbër yi dafa am lu bëri li nga xam ne dañ ko manqué parce que def nañ ne masse mooy doole mooy compétir alors que boo da nga yente nga gis suñu ñaari mbër ñu toog combat di ko préparer ay 6 mois 7 mois ñu sumee ko ñëw nga ne non ils sont en état 1 minute 2 minutes de combat. bu ñu jàppante mel musuñu entraîné. c'est parce que masse bi ñu yor moomuñu ko. alors que entraînement dafa am ay paramètres yoo xam ne da koy jël pour nga mën a nekk nga am efficacité rapidité endurance résistance souplesse yooyu yëpp da nga ko war a entraîner. ba boo jàkkaarloog sa morom da nga ko mën a door génn déplacé wu te du la laal yu bëri boo ko téye mën ko manipuler li nekk sa bopp ci bëre nga mën ko def te sa yaram du la ko tere. mais da nga gis mbër yi dañu téye mbër de am ñaari ngem wala am dara te duñ mën a actionné. parce que mbër baa nga fa. mais yaram bi mooy bañ. mooy bañ. waaw parce que loolu la ñu tuddee ci langage yu entraînement. muscle fou. da nga koy gonfler muy rëy nii rek. mais amul benn rapidité wala amul benn tegoo ko ci tàmbaloo ko nga ni mu toll noonu nga koy actionné pour mu mun la jariñ. te booy si bari dañuy naan. voilà loolu nag dañuy naan ay pot yoo xam ne dañuy jël ay protéines. ay pot yoo xam ne xamoo protéine bi boobu ban docteur la ko jox. bien sûr amoo médecin. ak siwur kenn siwur la nga mel ni ku yor sànqal sa biir kër. waaw boo xëy di naan defe ne yaa ci nekk. waaw ay kooloon mu defe ne parce que rëy. nag sama maître boo ñaar daan wax rëy na ko tong-tong lu jik. waaw loolu la doon wax doon na loro. waaw rëy na ko tong-tong lu jik. wallaay wallaay nee na di xam dëgg ko gën. nga am na poids yoo xam ne mënoo ko am ba bouger. xam nga rek wax nga ko. xaalis njaawoon na ko. ba ma jee ni mu mën na dekk ci maa jéeri. mënu ko. et puis entraînement yi bokkul. ñee dañu entraîné di def lu nekk mu nga mel ni nga boole benn karatéka ak benn mbër rek. bien sûr. waaw jërëjëf jàngat boobu am na solo c'est juste comme li ñu wax léegi rek terewuñ ko dañu suñu njaboot. buñ sañoon ñu gagné ay milliards ci nañ yem si ni ñu moom. mais la may wax rek Khadim fàttaliwaat ñi datu jubilé bi. le 7 février ñu waxtaan ci tuuti doog a dellu si waat. waaw le 7 février max. waaw laa bëgg a def sama jubilé. te yaakaar naa ni su ma duggee ci làmb. tey dugg ci bisimilahi rahmaani rahim gi bëgg ci génn ak alhamdulilahi rabil alamin sant yàlla rek lay doon. maa ngi ko jàpp nag le 7 février. le 7 février bi ñu bëgg ko def 72 heures. muy ajjuma bi ci njëkk ak samedi bi. ak dimanche bi lañ ko bëgg a def bëgg tëgg ay gala de lutte. oo waa diaspora bi ak képp kuy amateur surtout nag ministère sport. bi nga xamante ni moom la fi yàlla teg muy Matar Ba. ak Bira Sène di ci oo nag sama nit yëpp yu baax yi. ku ci mel ni Mbaye Sarr bu Sénécartour di ci oo Dia. bu Sénécartour di ci woo Fallou Sarr mu nga xam te mooy directeur u Sénécartour moom la papaam teg muy Fallou di gërëm Dan doomam ji ak ki nga xamante ni mooy Ramdan xam nga ñoom Amar ak Wally Seck bi nga xamante ni papaam defal na ma lu ne ci àdduna defal na ma lu ne sànq rek maa perdugal ñu ciy waxtaan fii ci moom léegi mu nekk xale bu baax xale bu téye àdduna nag téye ko ci loxoom di ñaan yàlla na ko ci yàlla wéeral moom ñu ngi ko ci woo ndax jour boobu war nañ ci delloo njukkal war nañ ci sargal papaam xam nga sargal ko ci ndax sama digganteeg coon ku ne xam na ko di ci oo écurie yëpp nag ci Sénégal oo diaspora bi sama xarit yi nekk diaspora bi yëpp ak amateurs yi nga xam dañu doon supporter Khadim sax te xamuñu ko képp ku ci mën a ñëw dugal sa loxo rek maa ngi lay tàllal loxo ñëpp di oo nag As Ndaw Ndukumaan su suma nag Doudou Ka nga xam ne moom laay liggéeyal ci aéroport bu Diass mooy directeur u AIBD nekk Casamance muy Doudou Ka ñoom Pape Mayel Doudou Ka damay wax ci moom ndax kooku liggéey la xamul violence ba ko Macky Sall tegee ci aéroport ba léegi day dimbale ay ñoñam di leen jàppale comme ni Pape Mayel nekk woon Léopold rek xam nga liggéey nag moo yorum réew bu la fi yàlla tegee ngay liggéey nekk jeune bul xool sa ginnaaw xoolal sa kanam di ci oo nag population Thiaroye Géej bépp ñoom Basirou Sow xam nga bàyyiwuma kenn ba ci dégol mi max bëgg naa sax loo muus ñu fàttali ko jamono damay ñëw il faut ñu fàttali ko jamono foog ñu duma ndënd ma toroxal saytaane du mën a ñàkk ndax sa yëf ñëpp la waaw ndax yéen am na lu ñu leen ci war a cee suñu carrière da ngeen ci contribuer tey bu ñu demee ba mën lii ñuy def tey seen loxo da cee nekk
kon tamit bu ñuy def dara bay tekki suñu ngëm war ngeen cee mën a gis seen bopp. waaw jërëjëf damaa xaaj waxtaan wi rek dugal ko bañ xam ne bésam bi ñor nañu. mais damay continuer ci li nga xamante ni fi la làmb ji toll. bu ko defee boo amee kàddu yoo sànni ci jubilé bi looy wax. kon waaw parce que macha allah un grand champion comme Khadim Ndiaye wax dëgg yàlla dem ba war a tekki ngërmam def jubilé je crois que ne képp ku mës a bégal te bégal na Sénégal wax dëgg yàlla ñun bi ñu gën a nekk ndaw dañ ko doon seetaan. franchement di rafetlu li mu daan ñëwee ci làmb. wax dëgg yàlla fugg bi mu daan ñëwee et puis du ko yàggal daal. du ko yàq. waaw bés bi dana ko taaral te bi lu mu laaj dana ko jox macha allah. moo tax wax dëgg yàlla bu wootee nag ñëpp ko war a wuyu ak loolu làmb ñëpp ko war a wuyu kenn waru ko tànn xam. jërëjëf damay ñëw rek mu des événement yi nga xam ne moo ne suñu kanam. ñu def ci analyse ndax ndaanaan yu toll nii. mënuñu taxaw ay combat ne suñu kanam te duñuy waxtaan. le 21 maanaam dimanche bi di ñëw Abou Niasse la ak Pape Ndoye. mais dañuy njëkk ci le 28 bi. Pakala ak Forza. muy revanche li nga tëggoon combat bu njëkk ba ca Thiès. Forza dominé ci xeex bi ba naagu. waaye finalement Pakala da ko mujj daan. revanche bi nag daal di dellusiwaat gis nañ face to face yi ku ne ngi wax. dëggal boo nga doon def analyse ci combat boobu looy wax ñi lay teewul. waaw xam nga làmb léegi bul xool nit ñi da ngay wax dëgg. yaa xool li nga gis nga wax ko. parce que combat bu njëkk wax nga li ko daan xeex. te xeex buntu la. dóor mu daanu sens la. day tombe rek. mais am na fugg boobu fit day ànd ak xel. mais fi du ànd ak xel baaxul. boo demee ne yow ki nga morom sa morom ñu ngemm la fee ngemm ko fi ay ànd ak mbokkam nga ànd ko nga ñëw ne da nga koy duuma comme xale. looloo daan kii bii passé. waaw mais nag dafa lay wax champion international lay bëreel. waaw. moo la bëri la. champion d'Afrique la. champion d'Afrique la. te lii dal Reug Reug daloon na ko jour bi mu njëkkee daanoo ci tournoi bi mu daanoo Adrien Senghor boobu ñu ngi Iba Mar. waaw ñëpp a jóg taxaw. waaw booba l'an 2000 la ko daan ñu ne Pakala daanu boobu kenn mënu ci moom dara. waaw. te nag jëlaat na ni ma ko gisee. gisaat nag gis nga ni mu dugg saatee. waaw. te nag àdduna ku jóg ku ne dañ laa jàppale. ñoom Mbour gu nga nañu Bombardier ba fii dañ ko jàppale moom it. Fass gu ngeen ne ñu ñeneen ñi ba fii ñoom nañ ko jàppale mais bu fekkee ne place su xeex la xëy na. kii avantage Forza. Forza moo ëpp avantage mais bëre Pakala la dafa. mais nañ ko gérer ñoom ñaar ñëpp ay champion d'Afrique lañ. waaw kii jël na drapeau chef d'État donte kee moo ëpp lu mu jël ci bëre simple mooy Pakala. Khadim boo ma doon def analyse ci combat bu lay wax. waaw combat boobu dafa am tension sax te dara xewagul. waaw gis naa ñu xas-xasloo gis naa ñu xas-xasloo. Forza nee na du moom jàpp na combat bi mu gaaw bëggul bu sañoon combat bi day gaaw ndax moom dafa arbitre moom ndax nee na bu arbitre soufflé moom du fa nekk di leewaatoo di dox ci kaw waaj te bee yoon yaakaar naa juum ñaari yoon nag ak tayef la. xam nga comme bay ñi passé ñëwoon nga waaj xeex loola ba sàcc la juum loola bii yoon nag booy ñëw te ngay jël ci revanche xel nga war a ñëwee. te bu li Père de Gaulle wax rek Forza bu leen fàtte ni champion d'Afrique la. waaw moom dañ ñàkk bañ a xel. Pakala champion d'Afrique la. ay yoon sax waaw te ba pare day gën a am double force ndax ki ñu tuddee làmb ji. day gën a am mooy patron am. waaw moo yor kuddu. Maguette Sène moo yor kuddu. ba pare xam nga ni ñooñu il faut que dëkk ba mobilisation bi il faut mu am. mooy wan ni làmb daal li ma ci gën a xam daal mooy ku gën a bëgg combat bi. ëpp xel mu dal. yaa moom combat bi. ndax combat day toll foofu. voilà coach. waaw combat boobu. Max comme li ma la wax rek man damaa defe ne ci luy baax la. waaw doo am rox bu set. non foofu mooy xam naa daal. ba arbitre bi comme li Khadim wax léegi Forza dina koy ñeme woo maa xool sax xool ma. mu ne ko bu baar bi sifflé naa la xool. loolu xam naa ne. bu arbitre bi wàccee loxoom Forza dana def li mu doon def. xaw ma nag ndeg dana fekkoon la mu fa fekkoon nag. loolu daa ma wax mais xam naa Forza du ko xaar j'en suis sûr et certain. bu arbitre bi wàccee dana dox dana xeex ak moom. comme nag li ngeen wax da ciy war a ànd ak xel. parce que tamit xel mi moo ci parce que un champion bu mel na Pakala. booy bëreeg moom da nga koy jox cër boobu cëru champion boobu mu nekk ndax boo juumee mu daan la. waaye Forza xam nga laa xamee ne Pakala mën a bëri. voilà. gisoo ni mu bëri ak. booy bi Guèye waay. Abdou Diouf. non kan ci. Elton waaw non la.
gauche la jël alternation mu bàyyi fa gauche bi jël droite gis nga ñun ay bërekat lañu bu ñu naxante waaw am ñoo xam ne ay qualité bëri la ñuy bëree ay qualité gis nga mos nañ ma wax benn émission ma ne la booyu Bargny bi dafa mën a bëree Coens xam nga moo ko wax kenn saxal ma sukkar bien sûr boo gisee bëri bi mu gën a yar si moom mooy li kër si wax mooy poids bu mu dafa ëpp dafa jël poids bëri waaw parce que bu am na amul poids mënut a ànd ak souplesse ak rapidité bien sûr mënut a am nag moom xam nga te ñee ñoom ñaar ñëpp du may gisee démb si kii bi ñoom ñaar ñëpp ay poids lourd lañu waaw xam naa daal combat ba pourcentage est-ce que mag xam nga leen waaw arena bi mbër mu ci entraîné wul xam naa ne boo ci lewaatoo ñaari nga xool dara waaxu bi ñu waaxu di conseiller mbëri ak micro yi ñu daan def rek non sa cuisse day fees waxu moo tax mbër mu ci entraîné wul boo ci amee ñaari aller-retour ñaari njàpp pare nga ci làmb ji moom arena bi xam entraîné suuf nga dem ci beeñ bu diis dama kontaan xam nga ban façon suuf la bien si parce que foofu dafa diis dafa diis dafa neexul keroog Malick Thiandoum daa doon micro am kum toog dellu si ne ma fii ko fi entraîné wul baaxul mais nag bëri bàyyi ci xel nag ñu bëri bàyyi ci xel entourage bi li may wax seen li may ñaan CNG mooy entourage bi avant ñuy bëree ñu nettee lamb suba si dañ ko roose nañ bàyyi rek bu mbër yi roose ko ginnaaw ñu ay 10 litres rek léegi lépp ko valable waaw mais dañ ko roose ak seen i saafara rek mais suuf si moom loolu daa bëri de xam nga ban façon beñ la mais diis na moom non diis na waaw xam nga léegi da ngay dox c'est que nag foofa xam nga waaw barax baa fa nekkoon waaw barax boobu dañ koy sëkk koy sëkk foog suuf bëre pour ñu mën faa bëre su suba bëriwul du sotti wala mu tawee day taa ndax ndox du bàyyi yoonam waaw damay ñëw rek mais ci retour sos seetlu nga leen waa CNG yi ci buntu bi rek la ñuy yem duñ nangu ñu ci xam naa ne superviseur bu ci njàpp waaw boo delloo da ngay toog xam naa ku njàpp dem de mbër baal bay tere boo dellu see da ngay toog loolu moom mën naa la ko seetlu ndax man dama ko remarqué quoi mais dama ñëw ci retour sos bi ko sit kaotee daf ne bàyyi na dellu si jël Alioune Seye 2 ci gis nga Alioune Seye 2 dernière sortie ak Issa Pouye combat boobu loo ci wax rek waaw xam nga loolu yàgg na si mbër dem ñëwaat defe naa suñu grand maa nga def na ko dem na ñëwaat mbéy gee def na ko dem na ñëwaat waaye si mbër bu mu am compétition lay baax affaire bi du ay 200 millions 300 millions wala yooyu compétitif bi da si baax te tamit booy bi xës li kii mu nga écrit Zos kële nga écrit kenn du xam koy daan nag parce que booy bi sax day ndaanaan bu waaw ndam maanaam moom day ndaanaan te ba léegi mën a bëre chance ba mu war a am defagu ko ci làmb Alioune Seye dafa mën a bëre dañ ko bàyyi xel xel mën a bëre la dafa mën a bëre parce que man dama seet combat booy ñaam yi bi mu nekkee booy dama père mu ne mën a gis naa grand mën a bëre boo xam ne fële non xale yu bëri jaam ak géej moo leen jàngal bëri xale yu bëri moo leen formé ba léegi mais chance am ñëwagul ci arène chance am ñëwagul ci làmb bien sûr xam nga ma yàlla nag ay mbiram moom kenn mënu toog wax ko mais suñu analyse rek la ñu wax mais yàlla moom moo xam kuy daan parce que ñun ñu yor ñu ndaw xamuñu fu ndam jóge ñun ñii sax xamuñu nag buñ génnee fii dañuy àgg suñu kër wala déet bien sûr waaw mais si analyse yu bëree Alioune bu gëmee boppam bërikat la moo gën a compétitif aussi waaw moo gën a waaw Zosit nañ ko bàyyi xel ndax këppkatu yàlwaan waaw voilà Zos mun naa ñëw taxaw nii ndax ngay xalaat nii mu ñëw def leen non te am na wërsëgu làmb parce que moo tax mu egsi fu mu egsi waaw parce que diggam ak guy gi diggam ak Boy Niang diggam ak Issa bu jar a bàyyi xel la donte am na combat ñàkk nag tegale na ay défaite waa Xaadim yow lay wax ci combat boobu waaw man combat boobu gàddaay na ñëwaat de damay wax ni daa gàddaay ñëwaat damay wax ni dem ñëwaat ci mbër yi ko mas a def mànga rek la jig waaw mbéygee bi mu ko defee ndam si yàlla ne ko yàlla yërëm mi ngi ñëwaatee baaxul waaw xam nga tey jii nag moom day bëri mbër moo xam dafa am compétir mi jógee ci compétir yàggul temps yi sax maa ngi dégg ni Zos ak waa Guédiawaye ak waa Parcelles yi sax dañoo am problème ndax dana booy dañ ko war quoi xam nga ndax gisuñu koon kenn xamul woon ci lu mu ne mais man ba li ma jàpp ba koroog làmb ji sotti Alioune Seye 2 mooy favori ndax li tax moom dafa miin géew te kii Zos toog na lu yàgg pratique wul wax dëgg yàlla kon bu ñëwee ñu Gaston indiwaat ko ñu bëri nañ seet si ñëw indi làmb ja xool lan la Zos indi mais man de ba koroog làmb ji sotti man laa wax man Xaadim Alioune Seye 2 laay jox favori ndax ku fi mu parcours Alioune Seye fi mu jaar Alioune Seye 2 indi maa ngem Issa Pouye indi ko gis ngeen def ak moom
kon yaakaar naa ni te Issa Zoss ko njëkk a gëj a compétir. Issa Zoss moo njëkk a gëj a bëre Issa Pouye kon tey bu nee ba làmb boole Zoss ak Issa ak Alioune Seye 2 dañuy wax ni Gaston ngàcce ngalama indiwaat na sortie bu neex ku ñëw làmb ji projet ak pakala ñu ngi ci de mais li ci ëpp Zoss dina indi ak Alioune Seye 2 ndax situation yi ñoom ñaar ni mu demee la quoi. Konaté combat boobu. waaw combat bu neex la parce que déjà Zoss comme ni ngeen ko wax rek dafa am xorom. te dafa am chance lamb. te mbër la mi nga xam ne mënoo ko prévoir. tant que combat bi doxul mënoo ko prévoir. waaw wax dëgg yàlla mais nag mi ngi bëri ki nga xam ne. te daa bëri stratégie. bi muy bëree guy gi. dafa bëri façon dafa ngemb yu ritax yooyu la takk. nga xam ne boo jàppee day bàyyi. gisoo ba bi guy gi di daanu. ma nga ànd ak sër ba tekkee ko mu di ko takk ndax bëggul guy gi jaf ndu ko. moo lay wan ne moom bëri nay pexe. dafa am caay-caayu lam te amul pression. c'est-à-dire mbër la mi nga xam ne. dara doyul ci moom. buy daanu sax da koy bett. waaw boo gisee coup yi mu jël ci Siteu. insouciance dëgg moo tax mu jël coup bi. même bi muy jël coup ci guy gi même chose. ak kii Bathie Seras. ak Tapha Tine muy jël coup yi. c'est-à-dire dafa moytuwul quoi dafa am fit de trop. waaw fi mu wóoree. mais nag. du am pression dafa am nu mu baaxoo. ki nga xam ne moo la ci gën a nekk. mooy ne gën a nekk moo lay ëpp chance. moo tax ma ñëwaat ci li Khadim wax. ñu jox favori bi Alioune Seye parce que moo mujj ci compétition. wax dëgg yàlla. mais comme que te ren la bëri na wala ren. jërëjëf damay ñëw rek Siteu Papa Sow. kooku it jege na ndax mooy topp ci combat bi ñuy waxtaane léegi le 5 décembre. waaw kooku moom Siteu Papa Sow. sama xaritu sama rakk ko tëgg. di Pablo Fall. taalibe Cheikh Nassar Sall. moo ma def nii de. waaw moo jaar fii. moo jaar yàgg na koo def. ndax man boole na ma ak waa Tekki. Pape Si yooyu lay def de. yenn maison du parti ñu ñawal ma tey du benn yoon la ko def. télé écran géant benn sama kër. moo ma ko jox. taalibe Cheikh Nassar Sall même jox na ma lal bu mag buy jar 800000. te booba. liggéeyu ma ak moom booba du ma monté ay combat booba dama ne Sen TV di fa liggéey mu signé ak ñoom kontaan ci liggéey bi ñu ko doon def loolu kon moom yàgg na def sa maag magam ñoo na ànd teewal parce que man teewal laa defee daara mais moo leen maag magam ñoo na ànd mu nekk xale bu ndaw mu nekk booy boo xam nii la ma sa mel waaw moom affaire bi yëpp xam nga am jom la pour jëm ci kanam waaw Siteu Papa Sow waaw Siteu Papa Sow combat la boo xam ne kee si équipe bees la nekk yaa ngi dégg équipe bees la nekk war a prouver Siteu gis nga si li mu jógee moom it war a prouver kii bëgg indi xel tegal ko Siteu Siteu tamit war a bëgg indi fit ak doole tegal ko kii tegal ko Papa Sow lambu technique rek mooy Siteu am na lu ko arrangé am na lu ko arrangé wul man de moo yoon Siteu Papa Sow du ko féeti suuf du ko féeti suuf mukk xam nga ma waaw li si des nag am na yoo xam ne kenn du ko mën a wax si kii mais Papa Sow it bu ko Siteu féeti suuf lu baax ci moom waaw te Siteu tamit xeex bi jara ko ci moom waaw parce que jàng xeex jàng moytoo ko gën jërëjëf loolu Khadim waaw Siteu Papa Sow waaw combat boobu moom jar dem la quoi ndax combat jànq la waaw ñoom ñaar mosu yu bëri xam nga Papa Sow gis na ku ne xam ne li mu jógee ci combat ak Ama Baldé Siteu ku ne gis na ci li mu jógee ñoom it xam nga temps yi sax maa ngi ko dégg diwaani Gambie moom Siteu mi ngi ci entraînement yu metti wax dëgg yàlla ndax gën a jege tamit gën a yey man wax dëgg yàlla tamit aussi damay ñaan yàlla indi ko te yàlla may ko ndam man wax dëgg yàlla moom laay ñaanal ndam ndax moom laa gën a xam moom laa gën a jege dama la ba xaaral may boobu tuuti man Siteu sama kër yaay lay nekk Siteu sama kër yaay lay toog avant sama yaay daan ma gis wala samay rakk moom la ñuy gis macha allah yaa ngi dégg parce que loolu la ñëpp xam nañ kooku si man dëgg te làmb jooju dafa am tiraillement bu ci am waaw ndax maa ngi dégg waa parcelles yi
nee nañ waa Tarkindaa yi waa Diamaguène yi du ñu am fu ñu toog. waa Diamaguène yi du ñu am fu ñu toog mais loolu affaire supporter la. waaw mais ci biir géew bi. muy Papa Sow Siteu. muy combat bu dangereux muy Ndool ak Ndiama. Ndool Ndaama waaw. waaw. il faut que ñaari mbër yëpp. ku ne daa am lu la arrangé. lu la arrangé du ma toog ci plateau bi di ko wax ndax bis bu rëy lañ jëm. bien sûr te ku ci nekk boo waxee sa fay. say mbokk mën nañ ko jël utiliser ko. mais Njool la ak Ndaama. ku ci nekk am na lu la arrangé am na lu la arrangé wu. loolu nag coach yi. li may jaaxal nag Siteu mag say ménage mag si dara jaaxalu ko ci làmb. xam nga Max. mais Balla Diouf moo def fële de Balla Diouf xam nga Max Balla Diouf ba muy bëri ba ngay bëri Max Balla Diouf lu tuuti la. puisque wala Fernand Sow. dañ ne expérience xam nga dañ ne force qui élimine la technique. mais am na foo xam boo fa tolloo. technique mooy éliminer force. waaw te nag gis nga bëri na ci ñi yor mbër yi léegi. ay champion daanaan kudd fa lañ tànk boo teg xam nañ ko. waaw Konaté Siteu Papa Sow. waaw man foofu damay wax ne. bëre mag ak xale la. waaw parce que quoi qu'on puisse dire mooy Papa Sow moo mag Siteu. waaw te je crois bien que ne sport bi ñuy def nii am na âge bi da ciy déterminé. yi niveau yi ñu toll type d'entraînement bi ñuy soxla. ak fraîcheur bi ñuy soxla ndaw mooy am avantage tuuti. waaw donc combat bi c'est vrai que Papa Sow daanaan la macha allah boo ko mayee lu tuuti moom day def affaire mais je crois que ne tey Siteu moom moo soxla combat moo war a gën a soxla combat bi. parce que moo war a dem xale la. waaw Papa Sow am na fi takkusaan bu ne. te je crois que ne ci fin de carrière. sur logique gu sport. bon kii moom moo soxla pour dem fu sori donc moom laay jox comme favori. parce que moom moo war a prouver. li tax mu war a jéggi Papa Sow pour dem ci kanam. waaw loolu damay dellu si rek mais tey moom Boy Niang Tapha Tine du ma njëkk ci dëggal moom laay mujjee. waaw ndax ginnaaw moom doomam la. te ba moom xam naa ne ñaan a ëpp ci lu muy def. ci combat bi ñaan. mais Khadim Boy Niang Tapha Tine. waaw kooku le 19 décembre la. décembre ñëw na ba pare. waaw. te gis naa ñaari mbër yëpp ñu ngi ci état de forme bu dynamique bu baax. di leen ñaanal ñoom ñaar yàlla defal leen jàmm. mais nag dafa am loo xamante ni moom li ñuy wax ci plateau bi la ak loo xamante ni ci biir xol la ne. waaw ndax tamit Boy Niang bu ñu fàtte ni ñu nit suñu rakk la. waaw dañoo màggandoo papaam daf ñoo yar mu am fu mu ñu teg mais dañuy wax nag ci cadre sport. waaw mais tey combat boobu tamit boo dee seet. bu ñu xeexee. waaw boo dee seet. waaw Tapha Tine moo xaw a sut tuuti. Boy Niang mais man ci li ma jàng ci Boy Niang sut ko taxul nga jaaxal ko ci li ma gis quoi. ci kaw xeex bi nag bi. peut-être am na lu bëri loo xamante ne buñ ko defee Boy Niang mën na ci juumloo Tapha Tine ci biir xeex bi am na nu ñuy xeex rek dina ko ci juumloo te Tapha Tine mii ma gis décidé boo xamante ni tey yaakaar na ne fu Boy Niang fekk fu mu fekk Boy Niang war na ko fu mën a jëlee. parce que nee na ko buñ dajee fuñ dajee su ma nee puusal da ngaa war a puus lépp ñëpp dégg nañ loolu mu wax te Boy Niang nag nee na ko loolu nga wax amul. kon nga xam ni combat bi déjà commencé na ay tension yu bëri moo ci nekk ci côté technique nag ak côté bëre. Boy Niang ku ne xam ne dafa tarbi yu bëri ndax à l'âge de ay 16 ans ci la commencé jàng boxe wax dëgg yàlla li pratique boxe ñun sax pratique wuñ ko 8 ans ba jusqu'au bout te gisagoo Boy Niang mbër mu dajal ñu ne la Boy Niang duma na Boy Niang daan ko amagul de. Tapha Tine tamit mbër la boo xamante ni bool yi sama mbokk bool yi ñoom ñëpp a décidé wu. maa ngi dégg nag dañoo def 100% Bawol waaye dugal na ne waa Sambe xam nga dëgg waa Sambe la. ndax bu Boy Niang di bëri dañuy ay quart dañuy jógee Bawol. waaw ndax man am na benn combat bu ma gis. ma gis ci ñuy def ci waa Sambe def seen i kéeg yëpp romb ma poste Thiaré yi boobu maa ngi dem stade. gis leen ñu jógee di dem ci foofu. mais dama dégg ñoom Bada Dione ñoom ñu ne ñoom Bawol 100%. xam nga pour ñu jàppale Tapha Tine ci combat bi mais combat bi daal. xam nga ku ko tëgg waaye tëgg na lu rëy waaw loolu moom mën naa la ko wax. Boy Niang Tapha Tine Konaté. boobu combat tactique la. kooku xel moo koy bëre. waaw ci ñaari côté yëpp parce que Tapha Tine du ñëw forcer serrure bi ci Boy Niang. il faut mu naxanteeg moom boo war a mën a li mu war a liggéey mu liggéey ko. Boy Niang aussi ci côté tactique mu war a ëpp sax lu mu war a liggéey. parce que booy liggéey mbër mu toll ne Tapha Tine nekk un grand champion am puissance am technique de frappe am na noo war a aborder ce combat je crois que ne ñoom Père de Gaulle dañ ci liggéey lu bari waaw mais nag c'est un combat piège pour Tapha Tine
parce que bu xalaatee ne moo mën ñaari yoon Boy Niang mën a juum te làmb ji fu mu toll nii bu juumee rek musiba mën na am waaw combat tactique la daal combat du doon combat bu man pour man combat bu gaaw waaw parce que kooku ay teg-tegi la waaw dëggal fu ngeen toll ci préparation yow du ma la laaj analyse fan ngeen toll ci préparation sant yàlla rek te xam ne champion bu mag la ñuy bëreel waaw boo xam ne ñoom ñëpp sëkk suñuy doom lañu bien sûr dañ leen di ñaanal jàmm bien sûr parce que tamit yàlla moom ndam kenn moomu ko suñu ñun ku nekk la ngay tàll sa loxo waaye li ñu wax ne ku gën a jege gën a yeey waaw amul ma mais xale yëpp la ñuy ñaan ñu am xéwal yu ñu yóbbu seen kër boo ëllëgee ñu am seen i kër ak seen i oto ñu ngi si préparation normale comme ni ñu ko doon préparé man moom Max xam nga ma kii xam man lu ma yërëm mbër du ma yërëm mbër du ma neexal mbër waaw parce que yow xam nga ne kenn daaw ñu neexal waaw du ma yërëm mbër du ma neexal tamit man mbër du ma seef mbër du ma seef da nga am ful la jaar ci benn bi ndax mbër mi moom succès bi waaw moom xaalis bi moom tàcc yi waaw kon yow mi koy préparé moom dalaa war a déggal nga teg ko ci yoon ndax li ci ëpp moo ko moom boo ko dégg boo ma déggulul du ma sax di ji dama lay woo réunion woo say mbokk wax ak yow boo defee erreur de communication dama lay woo say mbokk wax ak yow licence bi école de lutte Boy Niang ko moom sa licence école de lutte kii nu mu tëddi kaay baax moo ko moom Lamsar seen école de lutte seen jeex taxaw ne école de lutte moom licence bi boo defee loo war a def ma jël sama licence téye déglu la boo forcé ma dem si parce que kenn ku ne am nga kilifa yoon dëgg ma waaw ñun CNG ñooy suñu kilifa boo amee loolu ma yóbbu CNG def sama kii taxaw parce que am na booy yoo xam ne genn wàllu booy yi da nga leen di liggéey loo jàppale leen ba ñu taxaw mais kii boo gisee ñu taxaw Max boo gisee ñu toog Xaalim Njaay mi am na ñeneen ñoo xam bu ñu toogoon fii man du ma fi toog waaw dëgg la mais nit da ngay sàmm kóllëre loolu mat sàmm la waaw yaa ngi dégg nit da ngay sàmm kóllëre kii kóllëre gu mu sàmm di nuyu àlla man Maxime Mass Ndiaye kóllëre googu ñuy sàmm maa ngi ñuy dem géej caay yu entraîné fekk fa ñu nekk ñaata personne di ñaanal Baye Ma Ndione booy bu dëggu booy bu yaru la yaru bu baax booy bu baax mën a partager waaw koo xam ne du fu mu taxaw foo taxaw mu jox la sa cër parce que ñun dañoo def si ñoom démb mais tey ñu da ngay gis koo xam ne Max da ngay gis booy boo xam ne da nga koy jàngal lépp wala nga jox ko sa xam-xam jaar nga si jaar naa si keneen muy bëree mënu am 100 000 francs nga yóbbu ko ba 1 million ni yaay ñëw tante ñëw maam ñëw bien sûr man du ma ko nangu sax samay loolu am na solo léegi samay entraîneur yi Boy Niang bu ñëwee bu amee combat la mu ñu teg ci wala am dañ koy am bien sûr du ma jël lépp jox ay tante ak bàjjen yoo xam ne ba xale yi entraîneur yi reyante gis ñu leen waaw loolu am na solo loolu dama koy wax sam na bu fekkee xale bi ngay ànd ak moom succès amul xaalis amul tàcco amul cër war na am léegi nag fi ñuy jeexale rek mooy Boy Niang non Ama Baldé Modou Lo bu ko defee ndax waxtu yi mi ngi bëgg a xoj analyse boobu rek la ñuy tëjee bu ko defee ñu bàyyi Xaadim mu waxtaanaat ci jubilé bi ñu fàttali ko ñuy teewlu Ama Baldé Modou Lo waaw Ama Modou Lo tamit xam nga combat yeneen moom dafa nekk combat yu dynamique yu garaaw nekk ay combat de choc ndax Ama gisul lu dul moom pour moom fu Modou Lo fekk moom gëm na ni ba tey jii fu bu arbitre sifflé moom mën Modou Lo te Modou Lo gëm na ni loolu Ama Baldé xalaat amul moo tax gis nga da ngay dégg sax ñuy gaarwal de kii naa ko duma ñeexu ñebe xam nga kii naa ko xeer gi dalay dal mais nag combat enjeu la enjeu la boo xamante ni guerre psychologique da ci am ku gën a muus ci combat boobu tamit yaa moom combat bi ndax combat bu combat njëkkante la ku ci nekk yaa ngi xool say cassette di xool sa stade ñu ngi xool mbër mi lii faayam mais mbër moom loolu lamb jow daal Maxi li ma ci gën a wax mooy ku gën a dal ci bis boobu ci biir lamb ci gën a dal gën a jàngal gën a liir combat bi yaa moom combat bi comme am na combat yoo xamante ne xeex moo koy gagné am na combat yoo xam ne négociation moo koy gagné am na combat yoo xam ne guerre psychologique moo koy gagné ci biir enceinte bi fi ngeen dajee ngeen di waxante ci nga koy wax ne ko bu arbitre soufflé taxawal soo taxawee nii laa lay def xam nga wax foofu wax joo xamante ne da lay wóor bu mu ko taxawoon sax doo ko wax pour rien que mu jàpp loolu bu arbitre ne fër loolu lay jàpp ci xelam nga yoxoo su ko daan ko loolu laa gis ci combat boobu te combat boobu
du yomb. Ama de bu yaakaar ne moo mën Modou Lo mi ngi nax boppam Modou Lo bu yaakaar ne moo mën Ama mi ngi nax boppam la ko mayel gañ. Modou Lo Ama Baldé Konaté. waaw Modou Lo Ama Baldé combat boobu man damay jox favori le roi. moom moo yor couronne bi nga jox favori. waaw moo yor couronne bi mooy roi donc moom moo war a tenir position. Ama challenger la mooy ñëw pour fokkati chance bi Ama am ci Modou Lo mooy dafa bëgg combat bi dafa yàgg bëgg comme bëre ak Modou Lo yàlla def dogal na ko je crois que ne moom nag am na tey chance wu wane li tax mu waroon bëgg li taxoon mu doon ko dëkk. voilà mu doon ko doon dëkk tout le temps am na chance bi tey waaw Modou Lo nag c'est un combattant redoutable neexul a manœuvre waaw budul benn mbir daal laa xam ne moom fu mu ko fekk dana ko indil ay jafe-jafe muy Balla mais ci combat yi may gis yëpp boo am na nooy def rek bu téye combat bi day naqaree manœuvre voilà. mais Dégol dafa am ñu ne li Modou Lo bañ la Ama di bëre. Modou Lo bëggul ko sëkkatal te Ama foo taxaw mu fekk la fa. ñooñu loolu leen di wax. waaw mais rek comme ni ma la wax fit bu ànd ak xel. waaw fit bu ànd ak xel borom dof lay doon. waaw parce que gis nga magu kii. waaw magu Ama. muy ëmb dafa sëkkatal. mu mais da ko doon gëdd di taxaw. mais maanaam Ama day wax rek witi la ko fi Balla Gaye def la Ama def de. waaw d'accord mais xam nga Balla Gaye lu Ama man daal li ma lay wax mooy fit bu ànd ak xel. parce que combat tic-tac la. combat yi nga wax nii parce que Ama Modou Lo dañ ne boo ko bàyyee mu tànn ceeb di dem di la yër di génn amoo avantage ci daan ko. waaw mais rek attention de ne ku ne comme li ma la wax Modou Lo dafa am caacaayu làmb kii am caacaayu làmb lu mu te Ama xam nga ma mooy comme ñii rek Tapha Tine am caacaayu làmb xam nga ma loolu tax tic-tac li nga wax jeu bi xam nga ma stratégie bi mooy gën a kii mooy gën a kii positionné xam nga kële añ daan nga ko wax kële añi këram ay mbokkam dar ko nga añi sa kër say mbokk dar la nga ñëw defe ne ab cuuj nga fa fekk. ñu ne la yaa ko man dañ lay nax rek. ah kenn jëlu sa avance. dañoo jóge benn jour Kaolack. maa nga organisé fa làmb. ñu pare man Double Less maa nga Mbaye Gueye ñu ànd di ñibbisi ak Pape Kane. Birame Ndiaye ñëpp a demoon. da ngaa yow lu tax ma leen ñaanal lu bari. ma pare. ñuy jël maa nga jox leen xaalis bari Double Less joxoon Dégol mu séddale ko. te maa si gën a tuuti. waaw loolu am na solo. xam lu ma wax. ma ne ko non man gannaaw lu ma si mu ne waaye man ngeen samay mètre may séddalee xaalis. mu ne ma téye nii nga séddale ko moom lees ma téye séddale ko xam nga lu tax ñuy ñibbisi. ñuy waxtaan si Fass ak Pikine. ma ne leen. dafa am ñaari jeux yu am dafa am ñoo xam ne Pikine li nga xam ne lu ko Fass di yenn saa yi daan gagné mooy Pikine ay gëree lañu. dañuy wax waaye yaa ko mën nangam daal yaa ko mën waaw sangam nii kii naa. waaw wax loolu indi xel teg. te loolu dafa am solo. loolu nga wax dëgg am na solo Xaadim boo fàttaliwaat bés bi rek ñu jaaree fa tàggoo. ndax waxtu yu xoj nañu. bés bi le 7 février. incha allah rabbi. 2022. di ñaan yàlla rek yàlla yóbbuñ ci ak jàmm. buy suñu buntu xéwal. di ci yëgalaat mbokki diaspora bi rek. ci diaspora bi di ko wax sama mbokki diaspora bi. di ko wax Sénégal yëpp fu Sénégal la nekk rek. man Xaadim maa ngi la fay fekk tàllal loxo. sama jibile bi nga jàpp ci. di ci gën a insisté waat nag. ci Wally Seck. mi nga xamante ni mag papaam def nañ lu ne. ak ministère sport Matar Ba. ba ci ñoom Pa Odou Fall. bésam bii ñu jëm la 5 yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm. yeneen ci des yëpp saison bi daal yàlla nañ ko bëri ci jàmm. xale yi ci jël combat yëpp yàlla nañ yàlla may wér. ak tal ak fekk ak amateur yëpp. di la sant tamit ci invitation bi moo defal fii tey. jërëjëf Dégol. bu mujj. waaw wàll bu mujj mu ñuy soññ suñu moromu suñu doom yi. di gërëm Ablaye Timbo. ndaxte Isaaxa. Papa Ndong. Thierno Ndong Ba. ñooñu ñëpp dañ leen di gërëm si Pikine. parce que ñëpp Pikine la. waaw bëri di gërëm Siré Dia
Baykan Lo ah Samuel Sarr Mbaye Gueye Faye ah Birane Ndour ñun ñëpp dinañ gërëm dafa am loo xam ne war nañ see wax te émission bi jeex na élection yaa ngi ñëw waaw jàmm yal nañu yàlla may waaw jàmm rek mais jàmm moom yal ko nañu ñaanu rek da ngaa xamul aw ay waaw yal nañu yàlla may jàmm dëgg parce que jàmm ji te tamit CNG dimbali ñu si xale yi am licence ñu maîtriser leen ndax CNG rek lañu teg mu ñuy waaw CNG bi naan seen na jóg ci loolu bu baax ni Alioune Sarr daan def dóor si table bi leen ku ma si gis nga def lii parce que tamit coow li ba léegi jeexagul bien sûr ana coogu njàgga xamal nan ba léegi jeexagul te mu nga yomal xiyam te ay xale bu ku nekk muy Max muy yow mi muy man mi ku si nekk bu yomal xiyam yàlla dina laaj ñoo sàmmoon sa ñi mën a coow waaw loolu di am na moom kon boog CNG lañ jël ay matukaay si kii bi ñu def jàmm si réew mi ñun ñu ngi préparé open press boo xam ne jàmm dong la ñu woote. jàmm waaw xam nga wax na dëgg sax le 25. ci la Boy Niang ak Tapha Tine def face to face ci Iba Mar Diop. ak yeneen mbëri ci war a bëri yëpp. le 25 décembre le jeudi 25 jàmm la décembre ñuy indi ci Iba Mar. Leewtoo production Pape Thialis jëlee ko Boy Niang Tapha Tine. def nañ fi ñaari face à face yoo xam ne bii Boy Niang moo assisté coow am ca Tapha Tine ñibbi. bii Boy Niang daa ne ca France Tapha Tine ne fii mais bii mooy premier face to face bu ñu war a jàkkaarloo. le 25 décembre. mais le 25 décembre Iba Mar ci Iba Mar. xanaa ñaari jàkkaarloo waaw xanaa ñaari ñun ñii di jàkkaarloo bàyyi le 25 décembre. moom le 25 defe naa ci la Modou Lo tamit. non dama jóg le 25 novembre la. novembre le 25 novembre la. novembre bi novembre bii di ñëw le yaa ngi 25 dégg. novembre wax nga dëgg. ñun ñii di bàyyi nañu maîtriser xale yi xale yi waaw jàmm ci la lépp xëy. xam nga ma CNG jël ay matukaayam ku jënd billet toog ci kaw jeunes bu ñëwee toog ñaari mbir yu dugg rek ak kenn nit bu ñu toogee waxtaan ma noppi bu kii génnee dem kii génn dem waaw jërëjëf loolu am na solo kon le 25 novembre ci Iba Mar Diop Boy Niang Tapha Tine ci la ñuy def face to face ñu ànd ceeg Pape Thialis Faye konaate sa kàddu gu mujj ginnaaw bu ñu la invité nga wuy si ñu waaw xanaa di kontaan rek parce que jotaay bi nii riche na feeñ ko que Père de Gaulle ak xarit ñooy ak yow mi di ay ndaran ci làmb wax dëgg yàlla ñu di leen déglu dañuy yokk chaque fois ñun dañuy jàng ci làmb rek dañ cee juux xëy na bokkuñu si woon mais léegi fi mu toll nii bokk nañ ndax yàgg cee nekk tamit di leen déglu di jàng waaw wax dëgg yàlla di wax na rek wax dëgg yàlla le 18 décembre incha allahu rabi la ñuy fêté sunu lamb d'or bi le 18 décembre waaw di ci invité ñëpp nag di ci invité population Tëngéej yëpp di ci invité aussi axlu lamb yëpp wax dëgg yàlla te di leen xamal ne aussi dañ ko ñetteel incha allah waaw jërëjëf ñoom ñaari at a ngi ni ñoo jël suñu lamb d'or le 18 décembre la ñuy waajal Xaadim mi ngi waajal jubiléem le 7 février dinañ amaat yeneen i jataay comme ni ma ko waxee rek danaa ko ñetti kii de communication moo am muy rajo CD ak télévision yi te yëpp nit dinañ ci jàpp jàppal la sa bés bi di la ci ñaanal yàlla defal la ci ndam déggoo maa ngi kontaan tamit yow suma ñu frère nga waaw ngi lay gërëm di gërëm Pape Ngagne Ndiaye waaw ngay jaay ku baax moom it. waaw yàlla li mu def nii yàlla ci télévision ay télévision jërëjëf waaw parce que ñun it li ñuy ñaanal Cheikh Rim journaliste moom lañ koy ñaanal parce que moom it benn la yow it yow da nga am kóllëre Max ku ko xam-xam ne kóllëre lay doxal di waaw yàlla waaw. ba Fass booy ba Mbour parce que ñun ñëpp kóllëre moo ñu kii ñun sax ku ñu fàtte sax mun nañu diw mi fàtte waaw génnewaat waaw. yow ñu ngi lay ñaan li ngay def yàlla na ko yàlla fay yàlla loolu dafa am solo ndax suñ borom dala koy laaj ba yow mal xiyaam dama du ma jàpp di bàyyi li ma gëm mooy sama soxna Ndeye Ramatulaay mi ngi lay nuyu waaw moom day déglu baax yaay bi baax yaay moom daal émission bi lu mu ciy xaar rek mooy baax yaay professeur Badou Berni nga yor. Badou Berni nga yor. waaw laa yoragum. waaw kon jërëjëf ñu ngi si am di kontaan ci Xaadim di kontaan ci Dégol di kontaan ci Konaté ñu ngi xaabaabal sax bay dugg ci waxtu jaamu mais mën ta ñàkk situation oblige mais ñi ngi siyaar ñëpp leen jox rendez-vous ci yeneen i jataay ak yeneen i ndaanaan ci max lamb maanaam maximum de lamb jërë ngeen jëf Facebook, Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store.